monsieur Moustapha Diop nekk ministre maire de la ville de Louga ñu xamal ne ñu waxoon nañu ne foire bi dina bokk ci foire yi dàq ci Sénégal te yaakaar naa ne ñu ngi koy commencer di réussir. di nuyu aussi monsieur Bouna Albouri Diop nekk représentant ministre de l'élevage donc ak délégation bi yëpp. di nuyu aussi délégation FENAFO bi nga xam ne aussi mooy fédération bi nga xam ne moo ëmb association yu bari yi nekk ci Sénégal. di delluwaat aussi di nuyu ñi fi teew ñëpp di wax ne GEPROC ci sama kàddu mi ngi remercier ñi nga xam ne aussi dañ koo dimbali ba pare teew fi teewaay bi aussi day wane ne yëg-yëg bu nga xam ne ñu ngi koy wan structure GEPROC mais aussi ñu ngi koy wan éleveurs yi nekk ci Njàmbur yëpp. at bi ñu nekk nii nag ñu ngi célébrer 9e édition de la foire bi nga depuis ñu créé association bi ba léegi donc. di remercier également particulièrement sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi jóge Saint-Louis di xam leen ne aussi diggante Louga ak Ndar am nañu yéene di bokkandoo ay foire yuy représenter toute la zone nord loolu aussi dina baax lool ci élevage. du ma jeexal aussi te remercier wu ma participants yi nga xam ne ñëpp ñi ngi teew fii jóge ci région yi yëpp ci Sénégal Thiès ñi ngi fi Touba ñi ngi fi Dakar ñi ngi fi. waa Mbour ñi ngi fi waa Saint-Louis ñi ngi fi ba ci ku mel ne waa Daara Jolof donc bari na ñoolu ñu fi teew di remercier aussi l'ensemble des membres de GEPROC yëpp ñi fi teew ñi nga xam ne depuis ay weer ba léegi ñi ngi toogatunu yendalatuñu fanaanatuñu pour que événement bu mel ni ñu mën ci am réussite. mais aussi maa ngi delluwaat di remercier bu baax monsieur Samuel Younous ak aussi monsieur Lamine Diop ñi nga xam ne aussi ay magu éleveur lañ te aussi bi ñu commencé ba léegi ñi ngi ànd ak noonu ñi ngi ànd ak ñun fu ñu dugg fu nekk ñu ngi fay dugg di yëkkal seen xaalis ak seen xam-xam ak seen doole di ñu ko dimbalee. mais maa ngi jeexal aussi du ma jeexal aussi te remercier wu ma commission d'organisation bi yëpp donc di remercier ñëpp ci seen teewaay bi nga xam ne wax dëgg yàlla mbégte bu mag lay tekki ci toute la région du Sénégal jërëjëf. asalaamaaleykum ahlu élevage asalaamaaleykum mbokk éleveurs yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. di santaat Serigne Touba bu baax di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem jullit kàddu yi nag du bari ndax sama mbokk yi li ma ko wax lépp wax nañ ko xanaa di santaat yàlla bu baax ci daje bi ñu daje ak bi ñu bëggoon te suñu borom defal na ko muy dajewaat fii ci Njàmbur di def suñu foire élevage mu mel ni ku ñëwoon Njàmbur 2018 ñëw fi 2021 xam ni avancement am na fi waaye daal damay wax ni liggéey rek ko woon ku gis sapito bi gis bâche yi gis tribune bi ni mu demee xam ni ci liggéey ak kii wër di wax bopp sama nuyoo ci Njàmbur nag dama koy teg ci grand Siré Dime ndax élevage ci Njàmbur bu demee ba agsi fii tey ba ñuy teg fii bâche di invité élevage yëpp ñu ñëw Siré Dime am na ci part de responsabilité bu mag a mag a mag a mag ndax koo fi interview wala nga jox ko micro xar bi muy génne danaa la Siré moo ma ko jox wala Siré moo ma ko jëndal wala Siré moo ma ko croiser kon loolu li Mara Mbaye di wax foo nekk jariñoo ko dara boo ko jógee dara doo ko wàññi dara kon grand Siré ñu ngi lay nuyu di la ziare te di la ñaanal soo fan gudd ci Siré laa yem ci Njàmbur ndax bu ma waxee Siré wax naa ñëpp wax naa Baye Fallou sëñ Fallou wax naa ñëpp waaye nag di santaat bu baax ci roy bi ñu roy ci waa Thiès ku mel ni Xaadim Olaam mi ngi fi ak Papi Gueye ak élevage bi yëpp ndax roy bonut roy lu bon moo bon waaye roy lu baax baax su ma demee ci suñu président nag bay ci sewewu tànk suñu baay suñu xarit Baye Bada Dieng ñu ngi koy nuyu fu élevage Touba ak tey moom it loxo ma loxo di santaat ahlu élevage bi yëpp di santaat xale yi nga xam ne ñoo def nii di wax ni ndaw daal bu nekkee ci dëkk jariñu ko dara bu ko jógee di wàññi dara te waa Njàmbur bi ñëpp xam nañu jariñ dara Njàmbur wax ji nag jarul muy gudd jarul muy bari ndax dafa tàng te ay kilifa ñoo toog ci tribune bi mooy nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu àq ñëpp. ki nga xam ni ñoo fi teewal association yëpp di ku si nekk si turam ak santam président association yi fi teew yëpp di nuyu mbooloo mi di nuyu éleveurs yi ku lim nag doo matal ñu jéggal ma boo amee ñu ma tëb wala ñu ma fàtte di wax que maa ngi wax si turu président Abou Kane di mi ngi nakarlu lu mu teewul fii di jottali ay njëggalam ndax tey dafa am un compte de dernière minute bu ko def si suba si man ak moom ñoo waroon teew fi ñoo ànd
bokk ci délégation bi moom mi ngi fàttaliku je pense que bi ñuy mujjee ñëw Joppro bi nga xam ni mooy membre la ci FENAFO yàgg na ci fédération bi en tant que aussi association yàgg na def ay événements yi mi ngi jaajëfal ñi nga xam ni ñoo ëmb organisation bi ak liggéey bi ci def ak ñi leen jàppale ñëpp di ko jël remerciements yi ak félicitations yi ak encouragement yi di ko teg ci loxo muy président Joppro di Mbaye Sylla qui fait un travail extraordinaire ak équipe bi nga xam ni moom la àndal ak SG bi nga xam ni moo jël parole ci turam. bismillahi rahmaani rahim. gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammadu Rasulullahi ñu ngi ñaan képp koo xam ne éleveur nga ñëw fii tànk yi nga ñëwee yi nga delloo yàlla na ko yàlla defal yiw. éleveur la suñu borom da koo teral ba noppi door a jël xar yi jox ko jël fas yi jox ko jël nag yi jox ko jël ganaar yi jox ko jël bëy yi jox ko ba ci li ñuy wax berger allemand yi sax a ngi ci kër éleveur yi. dama ni éleveur seen participation ci réew mi yokku ngeen askan wi yokku ngeen it ñaamul am xëy loolu lépp mi ngi ci biir éleveurs yi ngeen ñëw nag dëkk boo xam ni day dëkkub éleveur dégg naa ko wax léegi mais boo wàccee ci Louga ak foo mën a wàcc neel Ndimé laa jëm boo yeggee Ndimé looy gis nag xar bëy foofu la élevage fekk baax fii ci Ndiago. Prends la parole aujourd'hui au nom du ministre le maire Moustapha Diop empêché en tournée dans le département de Fatick pour représenter le président de la République dans le cadre de la promotion des agropoles, mission que le chef de l'État lui a confiée et qu'il est en train en tout cas de mener à sa juste valeur. Je ne trouve pas les mots pour dire, pour exprimer la joie et l'honneur que représente l'organisation de la cérémonie que j'ai l'insigne honneur aujourd'hui de présider au nom du ministre-maire Moustapha Diop. S'il est devenu le parrain de cette finale, de cette cérémonie, de cette foire, c'est tout simplement par un concours de circonstances. Parce que comme l'a dit Modou Mbaye, ci ngénte Samba Souna ci la lépp déclenché woo. Les jeunes éleveurs étaient là-bas, j'étais là-bas par hasard, invité par Samba Souna. Man xar xawma ci dara, mais quand j'ai vu laadum yi boo ko gisee ma ne ko ah mi lii de rafet na trop mun ma xëy na les vrais éleveurs xamoo leen. Samba Souna mi di wax nag xëy na moo waroon taxaw fii tey di joxe allocution yi mais suñ amee ku mel ne coach mu nekk un technicien mën naa ko wax de l'élevage et surtout de la communication laadum bu taxawee fii dañ koy delloo kàddu gi. ngeen jégal ma nag baat bi dafa xaw a dee tuuti mais tey waruñu woon wax parce que lépp dañ koy delloo sunuy gan ñu waxal ñu mais dafa am loo xam ni mënuñu koo bañ a sànni tey mooy bi ñuy waajal foire dafa am ñaari date yoo xam ni dafa daje woon muy sunu date ak date waa Thiès muy rëy le président Abou Kane dajale ñu à Dakar waxtaan ak ñun waa Thiès promenade Thiès waa ñëpp xam nañ ni ku fa tëgg événement tey balaa nga ko fay tëggaat mën nga toog ay années parce que dafa jafe ñu ni leen bàyyee nañ leen ngeen organiser bu nu paree ñun ñu jël c'est bon à savoir. di wax rek ni loolu bi mu amee le président Khadim Fall et Papi Dieye ñu dajee à Dakar toog ak le président Abou Kane ànd ak le président Ali Cissé ñu ni ñoom xëy na bàyyee nañ leen date bi waaye duñ leen gën a gore. lu ngeen gis ci barrière fi fii buñ ko doon luyee dañuy def ay millions ñoom ñoo ñu ko abal waa Reit Thiès ma ñaan ngeen tàccu leen ci loolu. yamuñu ci loolu ñu toog ba barrière yi manqué ma woo Khadim Fall presque ay 3 heures du matin loolu woo nit 3 heures du matin mu wuyu la c'est pas yombul. ñu ne ko ma ne ko président affaire yi manqué na de mu ni maa ngi teg ci oto yeneen barrière
fayal ko paas mu ñëw fekk seen Louga mais gars yi élevage laadum duñu ay cuune quoi il faut ñuy fàttali ko lool ay noob rek ñoo si nekk Mara Mbaye dafa am lu mu wax léegi kenn ku ci nekk boo ko fekkee këram daanaka teraanga am na lu mu si yor mais terewul boo nu fekkee ci biir xar yi nga ñu fekk kenn xamu ci sa saalu morom xar yi rek lañ xam ak box yi loolu bu ñu koy wax fii assistance bi lañ koy seedeel parce que ñun xam nañ loolu ñu xam ni élevage laadum liggéey la léegi yàlla moo ko dogal. moo ko bañ a wax bon li ñu indi fii nag tey mooy suñu naataango yooyu mooy aspect nga xam ni association bu am ay dizaine d'années la bi mu fayal bi mu sasal léegi arrêté la sosu ça fait après ay 5 ans bon ñu daje nag pour xool nu ñu boolee suñu yëpp pour di foirandoo di def ay campagne vaccinale yëpp def loolu maanaam lépp daal donc mais loolu tey dama koy wax fii le mérite revient à l'ASPEM pour avoir vraiment amorcé cette belle initiative de réintégration de la ville de Saint-Louis donc ñoom vraiment tey dama koy wax ci diggu nit ñi ñoom mérite bi ci ñoom ci ñoom la ci ñoom lay dellu bon ARS ak ñoom nekkuñu ARS parce que suñu yoxaloon seen approbation kon léegi affaire bi du sotti donc ñun li ñu fay forcé ne nii dès à présent dañuy sax jàpp date foire parce que léegi soo xoolee tey au Sénégal foire yi dañu bëri et puis au mois de décembre tey déjà war nañoo foire te léegi souvent les provendiers dañuy nekk en fin de session donc ñun janvier Dakar day foire Dakar day foire au mois de mars risque donc ñun di aménagé def suñu foire incha allah vers la fin de mars du mois de mars quoi donc loolu moo tax il faut mu tey ma fësal loolu tey fii ci diggu mbooloo bi. cérémonie bi am na importance lool ak liñ fi dégg ak liñ fi gis waaye nit ñi bu ñu fàttee jaar ci fii ci box yi xool ñun bi ñëwee dañoo tàmbalee ci box yi wala liñ fa gis quand même am na importance donc may recommander nit ñi rek bu ñu jógee fii neen jaar ci box yi visiter xool liggéey bi fi mu toll lu am importance la ñuy féliciter waa GEPROC parce que lii moom lu am solo la am foire bu mel nii lu am solo la ci promotion laadum bi ak liggéey bi ñuy def di contenter aussi engagement bi ñu jël ak waa Ndar pour boole seen bopp am na solo di def organisation alternative loolu am solo la di gërëm aussi fédération bi li mu ci def pour yombal yëf yi ñëpp ñi ci nekk xam ngeen ne affaire liggéey bi ngeen def dafa am importance pour améliorer génétiquement suñu race yi donc liñ gis fii lu am doy lu am importance la